tàmbalatina fanweeri simili mbokk yeeg xarit yi ñu seetaan dal leen jàmm ci xibaaru ngoon yi li ci gën a fës conseil constitutionnel ak itam la mu nangul njiitu réew bu Sénégal gannaaw ba mu sàkkoo ci moom ñu càmbar lu ni mel fi mu ne ni nag dogal ba leer na doomu Sénégal yi jotul seen carte électeur te bindu woon bu leen neexee ñu woote ak seen carte d'identité bu njëkk ba wala itam carte d'électeur bi nga xam ne moom mooy bu njëkk ba permis de conduire wala itam li nga xam ne moom mooy récépissé loole nag def nañ ci ay gëstu taxaw seetlu yi bëri na ku ci mel ni jàngalekat yi seen xam-xam màcc jëm ci wàllum droit public bokk na ca Ndiouga Sarr moom dafa gis rek ne ak njàqare la àndal ak itam dogal bi nga xam ne moom le président de la république jëloon ñi nga xam ne itam ñooy way politique yi wax nañu ci ca diwaanu Ndar itam askan wa dénk nañ leen sunu micro bu ñenn ña ne ànd nañ ca ndax démocratie moo ni tëddee ñeneen ña moom loolu ñu naan démocratie di moom sa bopp dafa mel ni dafa dellu gannaaw ci biir réew mi campagne bi ci xibaar yi itam daañu dem ca banlieue bu Ndakaaru fekk fa ñi nga xam ne itam ñoom ñooy coalition gagnante la ñu gis rek mooy fi mu ne nii daal ñoom ñoo am foofee ca diwaanu Pikine daanaka am nañ fa lu am doole lu ko defee itam ci biir Ndakaaru ak li ko wër doxant nañ itam ci parti politique yi ak itam ci coalition yi kenn ku ne yaa nga ca sa waar di bay di xool itam askan wi ak jikkat naka ngay def ba ñu wooteel rédaction bu télévision Futur Média ba campagne bi dooree ba léegi saa su ne daa ngeen am seen rubrique moi député naka noonu itam sénégalais lambda ak loolee ñu naan campagne 2 ci kanam tuuti daan ci ñëw ak Maymouna Ndiaye beneen ponk bu ñu fas yéenee faram-fàcce mbokk yi fukki hectare ak benn ci suuf ñu jox ko ñi nga xamante ni si daal ñoom ñooy ñi victime yu cité Tobago loolee itam neexul benn yoon collectif bi lëkkale ndaw yu Ngor jàpp Wakaam ba Yoff ñu bëri ca ñoom sax ne mbir mi daal daf leen a bett bu yeboo ñu def ndànk ci xibaar yi am na ay garab yoo xamante ne si garab la yu baaxul ma ngay wéy fu mel ne Touba ak itam Daaru Musti loole nag ñi ko joxe di syndicat bu pharmacien privé yu Sénégal tey ji ci suba lañ janoo woon ak taskatu xibaar yi ci teewaayu ma Sidé Sarr mbokk yi taxilu leen ñu faram fàcce bisimilah rafetloo di seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média xibaaru ngoon yi dañu koy doore ak nanu ko junjee conseil constitutionnel mu mel ni ndangul na njiitu réew mi la mu bëggoon bu fekkee ne askanu Sénégal ñu bëri ci ñoom dañoo bindu te jotuñu seen carte électeur ñu may leen ñu am sañ-sañ boote ak itam carte d'électeur bu njëkk ba wala d'identité ba wala sax récépissé wala lu ci mel ni permis ak i passeport loolee indi woon coow way politique yi itam àddunañ ci ku ci mel ni Bamba Fall la mu gis rek mooy juróom-ñaari sages yoo nekk ca conseil constitutionnel aw tur la rek waaye njiitu réew bu Sénégal mooy dogal duñ ci sori Cheikh Tidiane Dione moo ko seeti woon. conseil constitutionnel daal dinay dëggal avis bi nga xam ne kii di président de la république mu ngi ko doon sàkku ngir képp koo xamante ne am nga lii di permis de conduire wala carte biométrique wala récépissé nga daal di mën a wote. loolu nag mu ngi ñeel li nga xam ne moom mooy application lii di article 92 alinéa 2 bu constitution bu Sénégal avis bu ni mel ñii di classe politique bi daal dinañ ciy àddu. ku nekk ak niñ ko gisee. ñàkk voté wala tere nit mu voté loolu baaxul ci sunu démocratie président Macky Sall am na ay proposition yi nga xam ne ni def na ko ak conseil constitutionnel ba ñu nangul ko pour que askan bi képp koo xam ne bindu nga woon sa carte bu génnulee di nga mën a dem voté ji. code électoral bi dafa leer ci article 53 alinéa 1. ak article 78 alinéa 1 nee na képp ku dugg carte numérisée nga war a voté électeur bu duggee carte numérisée la war a wane kon tey conseil constitutionnel tolo xalaat na réew mi wan na ni ñoom dañoo ne ñoom ñooy bët ñoom ñooy tànku Macky Sall amuñ ci woon yaakaar tamit may wax tamit ni waa président de la république li ñu ko gisee fan yi mooy ay plan am dañoo doxul ndax commencement bi tëj nay opposant affaire bi doxul mu jekki joxe 3 milliards ni dem leen jënd ñin ñi ñuy diggaate ay financement jigéen ñeeg yooyu affaire bi doxul. su dee tête de liste bu coalition Manko Taxawu Sénégal bu département bu Dakar Bamba Fall moom lim ci njort moom njuuj njaaj rek. ay électeurs Médina nga ne jéggi leen seen commune dem voté ci commune jàmbur créé naa fa centre parce que boobu day bañ ñu surveiller centre bi ndax centre bi nekk suñu biir commune nan la sous-préfet dañu envoyé une commission boo xam ni loo xam ni mosul nekk centre te du centre école Matar Diop nga xam ne existé tul daaneel nañu bâtiment bi terrain nuy la ñu jot décision ne am na centre donc càcc gi commencé na.
leneen loo xam ne moom tamit gis na ko moom mooy lii di carte biométrique yi. bi Macky Sall ne investir lu ministre yi kàngam yu bëri ci APR ñoom dañoo découragé léegi fexewuñu ñooñu jot seen carte ñi ñu mën a sàccal seen carte sàcc nañ ko yóbbu leen ñu delloo leen ko mais masse bi mënuñu leen jox seen carte tey problème bi ci am mooy ki ñuy transféré par exemple Dakar voteetul àll ba ndax jëlee nañ ko àll ba te tamit fii tamit ki ko transféré sonnatul pour kooku jot carte am. ñun Sénégal du ñu fàtte loolu du échec parce que 6 millions cartes ñu waroon ñu inscrire 6 millions sénégalais 5 millions et cartes génn na waaye dama jàpp ni tey li ñuy wax ni cartes yi génn nañ sénégalais ñoo war a dem jëli seen i carte citoyen nañ jëli seen i carte. ñu des ba tey ci mbir moomee gannaaw ba conseil constitutionnel nangulee njiitu réew bu Sénégal di président Macky Sall loolee mu bëggoon ko ci mel ne professeur de droit public bi di Ndiouga Sarr moom jàqare rek la indi mu ne loolee bu amee mën naa indi jiixi jaaxa ci taxawaayu exécutif ak itam loolu ñu naan pouvoir législatif Cheikh Hassana Fall. conseil constitutionnel jox waawam njiitu réew mi ngir citoyen sénégalais yi mën a wote ci yeneen pièces yu dul carte biométrique yu fi am mu nekk loo xam ne jaaxal na kii nii di professeur droit public. conseil foofu li mu ko woon wax mooy am nga droit ñëw laaj ma waaye man ni dama lay tegtal ndax li nga ma laaj nekkul sa compétence yow amoo droit di créer loi li jëm ci élection affaire loi la yow amul sa compétence assemblée moo koy def léegi nag nga mën def mooy comme que urgence posé wu na demal nga saisir assemblée nationale assemblée voté pour jéem la modifier li nga bëgg te boobaa nag yoonu juge bi nekkatu ci. mais bu ko juge bi waxee ne ko léegi yoon nga wax mën nga koo def kon juge bi reconnaître na aujourd'hui président de la république amatul fii ay séparation entre li loi bi war a def ak li président war a def léegi président lu ko neex mu def man nag li ma si bañ mooy conséquence mooy suba bu président toogee mu neex ko mu xool loo xam ne bokkul sañ-sañam mu defati ko joxe ay argument ne urgence la boobu lu conseil bi waxati booba. ci gis-gis Ndiouga Sarr bile avis nar naa andi jaxasoo ci diggante sunu institution. ñun constitution moo ñu tënk mooy suñu charte réew te constitution bi mu ñu tënkee daf ñu wax kenn ku nekk yan pouvoir ñoo ne si réew mi ak pouvoir bu nekk lan mooy sañ-sañam bi mu ko tënkee aussi ne pouvoir bu nekk da nga yem sa sañ-sañ parce que boo duggee si sañ-sañu keneen bi mën naa indi ay njuumte ak ay jaaxa-jaaxa ba tax na constitution dane woon li jëm si wote ay loi assemblée ko moom li jëm si exécuter loi ak ay règlement président moo ko moom te bañ ba jox compétence juge ne ko heure bu xuloo amee entre président ak assemblée yow yaa koy arbitré wax ne kan moo aw si yoon ak kan moo war a aw si domaine am bu juge bi demee léegi ba président léegi defal lu assemblée waroon def kon yaakaar naa ne juge boobu kon lañ ko waxoon mu def ko defu ko yàgg dama xaw a jaaxal. bile professeur di rafetlu bu baax laaj yu président de la république di def saa su nekk ñii di waa conseil constitutionnel. man rek bu ko rafetlu parce que man je préfère président boo xam ne bu jaaxle la seeti juge bi ne ko lan laa war a def que président boo xam ne day jaaxle defal ko neex parce que nag loolu mooy wan ne moom au moins mi ngi respecté yoon yi xawuma damay laajte ki xam comme li mu def léegi nii dafa laajte bu mu demee ñi mu woon laaj na ko woon wax ne fi nga war a jaar mais ñoo ko jox leneen mais kon président bu fekkee heure bu jaaxlee doom seeti juge bi man yaakaar naa ne moo gën parce que moo gënoon mu jaaxle lii lay def. coow li lëmbe Ndakaaru ak li ko wër itam moo ni kur ca diwaanu Ndar ba tax na ñu fa toogal laaj nañu askan woowee la ñu xalaat ci ni conseil constitutionnel joxe waawam njiitu réew bu Sénégal loolee mën naa wax ne dafa nasaxal loolu ñu naan démocratie ñeneen ñi ne déedéet lu ni mel kay su amee lu baax la day tax ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu Sénégal bindu mën a wote Ousseynou Diop ak Habib Seck. waaw ni ma ko gisee rek mooy xëy na lii moo gën quoi pour man lépp li nga xam ni mooy indi jàmm ci Sénégal dañ ko war a xool def ko mu dal opposition muy parti politique bi muy parti au pouvoir ñëpp ñu xool daal li nga xam ne mooy indi jàmm rek ci Sénégal bu dee loolu mooy indi jàmm ci Sénégal nañ ko def ba pare dimanche ñëw na ba pare léegi mu jeex incha allah. pour man ni mu def day delloowaat démocratie bi gannaaw loolu mooy lan mooy dégg naa si biir da ngay woote ak permis de conduire ak passeport. loolu ñun dépassé nañ ko waaw li ma mën a comprendre daal mooy moom bi ñu ko falee dafa war a yóbbuwaat démocratie ci kanam mais waru ko delloo gannaaw. que carte d'identité yi génnul les gens veulent voter alors il fallait quand même trouver une solution par rapport à ça c'est là le président de la République bind na benn lettre adressée au conseil constitutionnel et le conseil constitutionnel a pris une décision c'est-à-dire de permettre à ñi nga xam ni. amuñu carte d'identité seen carte d'identité wul wala yu mel noonu ñu mën vraiment ñëw voter. waaw parce que ñun rupture lañ soxla woon moom li mu indi kenn xamul lan la waaw absence de dialogue politique décision yoo xam ni kenn xamul lan la daal bon je ne comprends waaw.
ñu baaxee leen ab communiqué bu aju ci mbir moomee ministère de l'intérieur ak sécurité publique moom mooy sàkku ci askan wi wala itam mooy yëgal askan wi ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo yore liste yi bokk ci législative yi ñu jàpp fanweeri fan ci weeru juillet atum 2017 ak itam ñi nga xam ne ñoom ñooy membre bureau de vote yi ak ñooñee itam ñu dippee observateur ne ñu nit ku ñëw ca bisub wote ba mën naa wote bu fekkee ne yor na carte biométrique CEDEAO wala itam mu yor récépissé bi nga xam ne bi mu bindoo moom lañ ko jox waaye itam récépissé ba day ànd ak carte d'identité numérisée wala itam mu ànd ak carte d'électeur numérisée wala loolu ñu naan itam passeport ñu ne ñi nga xam ne ñoom ñooy aji wote ji ñi bindu nga xam ne seen bi li yoon mooy bu njëkk ñuy bindu te amuñu yooyee document yooyu yëpp mën nañoo dem itam daal di indaale seen récépissé waaye récépissé ba day ànd ak ab document boo xam ne document immatriculation la boo xam ne ñu ko joxe ñoom ñooy service yu ministère de l'intérieur ak itam sécurité publique loolee day tax ba ñu mën leen a xàmmee loolu nag di dogal boo xamante ne si ministère de l'intérieur mi ngi ko jël gannaaw ba conseil constitutionnel joxe waawam njiitu réew mu Sénégal mu aju nag ci alinéa 4 bu article 92 bu sunu charte réew mi. ñu des ba tey ci xibaaru ngoon gi ak itam lu aju ci campagne bi bu weesoo lu jëm nag ci carte électeur yeeg nañu ko doon séddale coalition départementale gagnante Manko Wattu Sénégal nee ñu itam foofee ci diwaanu Pikine daanaka kenn ëpp leen fa doole bee boo sax nañu ne ñoom ñoo fay chef investi yu Benno Bokk Yaakaar ñoom it loolee lañ jàpp ci seen xel Salif Sow as Malick Diop. sañ am ay xalaatam dem ci émission ñu invité ko laaj ko xalaatam mu wax lim ci xalaat ni mu ko xalaata ci moment boobu noonu nekkul lu ñu waxtaane woon suñu biir parti te terewul it tey jii ñu mën ci waxtaan ci suñu biir parti bi la nekk tey jii ci lay des mais nag xalaatam en tant que sénégalais génne na ko. électeurs yi la ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci liste départementale bu coalition bi di la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal nee ñu gisuñu dëgg-dëgg ku leen mën a tee dem assemblée nationale ndaxte ñoom nee ñu li nga xamante ni mooy seeni profil moo gën fuuf bu waa nguur gi. adversaire bi ñu am mooy carte électeur yi. Pikine Nord 27000 inscrits amaguñ 10 000 yu jot 17000 en l'air élection yi nu muy crédible. donc ministre de l'intérieur tey président de la république bu ñu yeewoo daf ko war a wàcce mais toroxtaange boobu ñu tegal askan bi ci 50 milliards yu ñu jox ministre de l'intérieur mënul organiser wu amul xarañ pour vraiment may nit ñi jàmm. ñi nga xamante ni ñoo faree ci nguur gi ñoom it tooguñu seeni kër rek di nelaw mooy ñu bind ci liste départementale yi wala sax nationale yi ñu ngi yëngu di yëngal am na ñoo xamante ni sax binduñu leen fenn te teewut ñu ngay wane seenu bopp ndaxte nee nañu juróom benn député Pikine yi Benno moo ko moom. ñun waxante gu ñu wax du ñaaw te yàlla buñ ko waxante suñu problème majeur mooy ñu dem ci population yi xam lan mooy seen problème d'abord ensemble ñu ànd su fekkee ne am nañu ay projet ñu yóbbu ko à l'Assemblée défendre ko ni ñu ko war a défendre. su nekkee nag dañoo bëgg a may suñu président une majorité écrasante à l'Assemblée ñu bëgg am une victoire au soir du 30 juillet donc d'abord dañuy dem jëli carte d'identité yi mën a aussi tamit xamee suñu liste ban liste la. vu les réalisations du président Macky Sall war nañoo mën a gañ nag à 100%. ni maître Abdoulaye Wade di defee caravane ci diwaanu Pikine coalition bi ñuy woowee Manko taxawu Sénégal it te nga xamante ni Idrissa Diallo ko jiite ci diwaan woowulee dinañ amal ñoom it doxantu bu mag ci mbedd Pikine yile. Salif Sow daju desandi ca banlieue bu Ndakaaru ak tête de liste nationale bu convention citoyenne neneen moom àndul dara ak itam kaddu yi nga xam ne ka bokk ci ñoom di Ndella Madior Diouf yëkkati na ko ndax moom daal lu jëm ci wàllum couplage élection législative ak présidentielle ci atum 2019 leader boobile amaloon itam ab caravane ca diwaanam di Jeddah Thiaroye Kaw ñu teewlu ko ak Salif Sow. ab sénégalaise la am sañ-sañ am ay xalaatam. dem ci émission ñu invité ko laaj ko xalaatam mu wax lim ci xalaat ni mu ko xalaata ci moment boobu noonu nekkul lu ñu waxtaane woon suñu biir parti te terewul it tey jii ñu mën ci waxtaan ci suñu biir parti bi la nekk tey jii ci lay des mais nag xalaatam en tant que sénégalais génne na ko nekkul xalaatu parti bi waaye dinañ ci waxtaanaat ñun ñi nga xamante ni si ñoo ko séq ba nga xam ne ñëpp dinañ xam ne ñun suñu position mooy ne d'accord ñu tey d'accord ñu ëllëg pour ñu décaler wala ñu reporter ay élection calendrier électoral bi dafa war a nekk loo xam ne ñëpp dañ koy xam dans les pays yi nga xamante ni si démocratie la ñuy woote loolu kenn du ko transiger nekkul lu kenn di puus wala di wokk luy fay ndekk la ñëpp xam ne dat sàngam lam li mooy am loolu nag la ñuy yéene suñu réew mi moo di ñu nekk une démocratie majeure
lu fi am ñu xam ne élection dina am telle date te kenn du xalaat pousse ko wala di ko delloo ñun li ñu gis moo di ne ay sénégalais jëloon nañ seen initiative dem inscrire ci ay liste électorale amoon jafe-jafe bu nar a am pour ñu bañ a voter ñu permettre leen ñu mën a voter tey jii loolu ñun dañ koy rafetlu parce que li ñu ci bëgg rek moo di ne sénégalais yi nañ dem voter ji nañ voter ji massivement voter ji parti convention citoyenne neneen nañ voter ji massivement sanctionner régime bi nekk en place loolu moo ñu intéressé leneen intéressé wuñu comme mënuñu ko def ak permis de conduire ou ak passeport ou ak carte d'identité l'essentiel mooy ne dañ identifier électeur bi ba du mën a voter benn yoon voter waat ñaar yoon voter waat ñett yoon. ñu desandi ba tey ak itam élection yi ak campagne bi njiital benn ci coalition yi fare ak président Macky Sall moom rafetlu na dogal bi nga xam ne njiitu réew mi jël na ko laaj xalaatam conseil constitutionnel mu aju ci wote yi moom Lalla Aïcha Fall moo jiite kuréel gi ñu duppee COFEM mu amaloon ab meeting ca banlieue bu Ndakaaru ci teewaayu Salif Sow ñu taataan ko. mën nga loué ay nit mën nga loué ay chaise mën nga loué ay micro mais ay nit kenn mu leen fii ay mag responsable nekk fi nekk bàyyi seen kër yore seen carte ndax wax ji carte yi la ñuy wax ñëpp lañ jël seen carte bu jour ba xam waaxu mën a dem mën a waaxu xam fa nga jëm moo ko gën moo tax ñuy lancer un message balaa ñuy tëj ñu leen képp ku ci nekk boo demee parce que li ñuy def fii nee naa leen du démonstration de force dañoo indi ñëpp li ñu doon jàppale jox leen loo xam ne dañ ko mën a yóbbu seen ay gox bu ñu demee ñu xam ni waxal lañ parce que def nañ liggéey bu set boo xam ni finalité bi moo ëpp solo parce que boo liggéeyee on n'a pas opté wax naa ko sànq pour des meetings parce que boo defee meeting tapage ngay am ak bruit alors que nous on a opté pour la porte à porte boo ko defee da ngay waxtaan ak nit yi communication wax ji jàll message bi jàll loolu lañ leen di wax leen bu ngeen demee liggéey bu ngeen def ba tey jii na ngeen ko sécuriser en quoi faisant bu subaa bu ngeen xëyee dimanche incha allah rabi ñëpp jóg jël seen ay carte bañ ko wékk si ndaw yi en tant que responsable de gox nga ñëw taxaw sa lieu de vote téye say nit parce que la tendance là elle peut être renversée nit ki mën a dem ba si biir urnam xamul ku muy voté. nga ak soxna Lalla Aïcha Fall di wax mbirum porte à porte ak lu di mel Ngoné Ndoye moom it fare ca Tëngéej ak li ko wër ne ñu bu demee ca pencum ndawi réew ma dina fa andi ñeenti projet de loi yoo xam ne daal dina jàppale lu jëm nag ci wàllum askan wi ak seen i jafe-jafe ñu teewlu Ngoné Ndoye mi jiite CPJE ay kàddoom kañu fa toogal di Ousseynou Thiam ànd ak Bira Diagne ñoo ko tànn. loi yi nga xam ne moom laa ñaan yàlla su ma demee assemblée nationale ma taxawal ko mooy ñu séddalewaat alal ak koom-koomu Sénégal beneen poñ bi sur distribution de revenu mooy xale yi ñuy wax ne ñooy nekk ci mbedd mi boobaak tey ñu ngi ciy sonn pour xale yi ñu wutal leen fu baax fu ñu nekk ay daara am na fi mais mënoo jóg nit nga jël daara rek nga jox ko fekk na joxoo ko lu ko gunge parce que jeunes yi amuñu liggéey te saa ñu dégg état mu ngi exonéré ay industrie exonéré mooy wàññi la taxe yoo war a def pour nga décoller baax na état bi préféré lu muy may koo xam ne profit rek lay wut mu jox ko jeunes yi teg ko ci seen disposition beneen bi nga xam ne mooy loi bi nga xam ne moom la ñu bëgg yóbbu assemblée bu ñu fa yàlla yóbboo mooy promotion de l'artisanat. jamono yi soxna Ngoné di jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi te de liste nationale bu coalition Benno Bokk Yaakaar moom it ma nga woon ca diwaanu Tëngéej wax itam lu jëm ci centrale à charbon bu Bargny waaye itam wax na lu jëm ci wàllum fraude bi ñu leen di ji nee na ñoom seen coalition muy Benno Bokk Yaakaar soxlawul ku leen di fraude ak kuy def ay fraude ak lu ni mel ci biir ndaxte loolu ñu naan plan Sénégal émergent mbir la mu ñu fi andi te askanu Sénégal ànd nañ ci ak ñoom Ousseynou Thiam Bira Diagne. ci ambiance bi nag la ñu dalale kii di tête de liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci diwaanu Tëngéej fépp fu cortège am jaar nag ñii di responsable yi ku ci nekk di wane sa bopp ca méga meeting ba mu doon amal fële ci HLM kii di premier ministre wax lu jëm ci lii di plan Sénégal émergent jàpp ne sax ne lii di nit ñi ànd nañ ci projet bu ni mel. C'est ça la vraie démocratie. keneen ku fi wax leneen na ngay toppale fraude amul soxlawuñu ko. ñun soxlawuñu fraude ku wet di gis bokku ci biñ jógee ba léegi nii la dañu jógee ba léegi fu ñu dem nit ñi dañu adhéré au plan Sénégal émergent lii moom la ñu gis donc li ci des léegi lenn la ku am sa carte génne ko denc sa poche. laataa loolu nag kii di tête de liste nationale bu coalition boobu nag dalal xelu lii di askanu Bargny lu jëm ci wàllu centrale à charbon bi moom nag jàpp ne na fii ak ñeenti at kii di njiitu réew mi nag joxe na instruction ngir ñu jële ko centrale à charbon def ko gaz.
waxoon nañ leen ko ci njëlbeenu xibaar yi seen rubrique moi député tey nag ñu leen di xamale ak Nogay Mbaye moom nag mi ngi bokk ci liste bu coalition beneen baat bu bees Mame Birame Diouf ak Mar Dieng niñ koy faral di defee saa su ne. maa ngi tudd Nogay Mbaye nekk étudiante jàngee ca France di def innovation en entrepreneurship nekk aussi candidat ci élection législative yi nekk deuxième ci liste nationale beneen baat bu bees. Nogay Mbaye mu ngi juddoo ci xar yàlla mu ngi am lu toll ci 22 gannaaw ba mu amee bakam ci Dakar si la dem bitim réew. fa laa jàngee ba am suma baccalauréat jóge fa dem Allemagne def fa sociologie technique après doogee dem France fi nga xam te ne fa laa defee benn formation bu ñu woowee aménagement développement durable. après def master ci wàllum économie sociale solidaire ba léegi nii may def benn MSc ci innovation entrepreneurship. ci wàllu liggéey jot naa it am ay liggéey yi nga xam te ni jot naa ko def ci à côté may jàng mais aussi damay entreprendre donc dama am benn projet bu ñu woowee Nola bi nga xam te ni dañu bëgg di gëstu ci wàllu agriculture ndax mooy aussi li nga xam te ni mooy suñu moyen de développement fii ci Sénégal di ko boole ak système technologique ak benn système d' accompagnement bi nga xamante ni daañu mën a accompagner agriculteurs yi nekk Sénégal. projet boobu nag gagné na déjà ñaari raaya ci France benn bu ñu woowee challenge projet innovant benn nga xamante ne nekk naa lauréat institut de l' engagement en France. Nogay Mbaye di xam ne nag moom jigéen la gu dugal loxoom ci luy naatal réew mi. neen baat bu bees dafa nekk benn initiative bu sokkeekoo ci diaspora ba donc ay doomu réew mi def ko mais aussi di ci liggéey ñi nga xam te ñu ngi biir Sénégal ci loolu nag ma am ñu àndi seen i mouvement ñu àndi seen i parti politique man ma ñëw fa en tant que indépendante su ma ci mënee yokk ay amendement ñu def ko ci mais aussi jege population bi li ñu woowee proximité. Nogay Mbaye am yaakaar ne at gii ñu ne dina ci am borom kër. des fois xëy na boo ma yéen lijaasa yi dañuy faral di wax ne góor ñi dañuy xaw a ragal waaye man da jàpp naa ne góor ñi ragaluñ xëy na dafa jotagul rek moo tax amagul. Sénégalais lambda ak campagne Maimouna Ndiaye doxantu ba Ngor fekk fa ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu mbalit mi ñu bëri itam wax nañ seeni jafe-jafe la ñu bëgg itam bu ñu sañoon ñuy teewal askan wi ca pencum rawi réew ma gën leen a jege naka noonu saafara dina mën a juddu ñu ànd ci ak Maimouna Ndiaye mu àndoon itam moom it ak Mbaye Diouf ci liggéey bi. bi muy yëngu ci liggéey bi ba léegi am na fukki at ak juróom bu weesoo liggéey bi nga xam ni mi ngi koy def liggéeykat bi bu demee këram dina gëstu lu jëm ci campagne palum député yi li muy ñaawlu. su ma neexee ma ne kenn amu ci programme. ci gis-gisu Mamadou Diop campagne nii la war a mel. campagne ci yoon mooy ki nga xamante ne dañ koo fal dafa war a taxaw ki nga xamante dañ koo fal dafa war a taxaw wax bilan am nit ñi déglu xool. ñi nga xam ne dañoo bëgg a falu tamit dañuy wax ñoom it seen xalaat wax fa lañ fekk réew mi mais bu ñu leen falee lan lañ bëgg fa lañ bëgg yóbbu réew mi mais cette fois ci li ñu gis mooy xiiroo ak ŋaayoo. askan wi ñu leen di sóor bu baax xam ni ñoom ñoo leen tax a falu fële ca pencum ndaw réew mi Mamadou foofu la gisee. député bi ma bëgg a assemblée mooy député bi nga xamante ne day xam lan moo ko toogloo assemblée nationale mooy. taxawaay mooy day taxawaayu dafay taxawaayu nit ki nga xamante ne dafay xeexal askanam mooy xool coono yi nga xamante ne ñun sénégalais yi ñu ngi koy am lan lañ war a defal lan la ñu war a xeexal lan la ñu war a yokkal ca nga xamante ne nit ku nekk nag boo nekkee sa biir kër jàkkaarloog député boobu nga ne man de sant yàlla parce que li ma war a dox di ko ñaxtu ci mbedd yi am naa ki nga xamante ne tey mu may représenté assemblée nationale moom ma koy xeexal ka fay toog dañuy xaar ci moom mooy. mu bàyyi xelam bàyyi xalaatam ci réew mi xool sénégalais yi nañ ñuy dundee ba fa toogee mu xam ne du moom fa toogal boppam mais sénégalais ñoo ko fa def. njiital brigade bi ñu duppee intervention rapide nag teg ci ne député yi jot na bu ñu ñëwee ñu sëgg ci seen mbir. ay ati buy comme nii bu tàngee ñoo ngi ci mbali ni te am na lu bëri li nga xamante ne chaque jour ñu ngi koy bëgg di ko jàllale. te ñi nga xamante ne ñooy kilifa réew mi bu demee assemblée nationale la ci wax ñun pratiquement bi ñu dalee liggéey ci mbalim ba léegi mu nekk ñaar fukki at amuñ sax fu ñu dëkk ay terrain ñu koy cotiser suñu bopp weer bu nekk 13500 la ñuy fay dañoo bëgg nag ñu bàyyi ñu ci xel ba mun ñee may sax fi nga xamante ne bu ëllëgee bu ñu retraité ñu suñu njaboot dañ fa mën a nekk. liggéeykat bi di yëngatu ci mbalit mi ngi xalaat xaat retraite naam sax yeggagu fa bu sañoon nit njëgu dund gi ñu wàññi ko bu baax a baax. Maimouna Ndiaye jërëjëf ñu wax ci jëye bi amoon ni ki démb ca cité Claudel université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru benn njegemaar buy wuyoo ci turu Aminata Touré ñu gën ko xam ci Mimi moo fa faatu gannaaw ba mu jugee ba mu daanoo moom nag étudiante boobee ma nga nekkoon deuxième année ci INSEPS ñu ne daal ñeenteelu taax ma maanaam 4e étage foofee la xawee daanu daal di ñàkk bakkanam ci résidence B4 bu mbir ma amee daanaka ndongo ya wax ñu wuyu la jafe na fa
seen xol fees dem itam ci seen naataango boobee wuy ji boromam ci anam yu yéeme Aminata Mbaare Sow ak Diafara Ba. ci bërëb bi la étudiante bi faatoo ñu ngi fii ci résidence B4 bu cité Claudel fii nag ab étudiante moo daanu 4e étage ci saa si mu ñàkk bakkanam. lu waral jéyi ji ñu bëree xamaguñ ko waaye ñenn ci ñoom nee nañu xale bu jigéen bi da doon def sport mu faw mu tarxiisu daal di daanu ci suuf. dañuy préparer examen mais mënatuñu dara actuellement doon obligé ñibbi ñun ñi ñoo fi des actuellement nii. Aminata Touré ay xaritam gënoon ko xamee Mimi étudiante la woon 2e année ca INSEPS mooy fi ñuy tàggatee professeur ci wàllu éducation physique. mais man mënuma gëm ni Amina dem na Amina nit ku baax depuis B3 lañu bokkoon chambre su ma rombee Tooma Amina bis Mia lu ma lay wooyee man ko boo ma wooyee baax na soo ko gisee bëñ ñi ngay njëkk a gis depuis bi ma ko xamee ba léegi mosuma gis Amina mer fu mu la rombee dina lay yëngal kaf ak yow reetaan ak yow dem vraiment ñun daal deewam bett nañu trop. moom nag boo egsee ci néeg bi nga xam ni fii la nekkoon bind yi rek daañu la gën a xamle xale bu jigéen bi ci sport yi mu doon def. fii boo ñëwee si couloir bi Claudel fépp a sedd ndax demu Amina ñëpp la marqué ku xamul turu Amina xam nga jëmmam ndax ni mu meloon metti na trop mais. Aminata Touré daal di dëddu àdduna ñii di ay xaritam ci biir néeg bi nga xam ni daf fi faraloon di ñëw ñoom nee nañu ba léegi gëmewuñu ne seen xarit bi daa dem. Aminata Touré yàlla na borom bi xaare ko àjjana masawu njabootam nga nekk fële ci diwaanu Mbàkke Bawal ñu jeexale xibaar yi ak lu jëm ci garab yi foofee ca Touba ak Daaru Muxti ñu ne itam ba boo ñu def ndax xam na garab yoo xamante ni garab yu baaxul la te ma ngay dugg ca biir réew ma loolee ñu ko xamle ca dëkk ba ngeen baal ma muy syndicat bi lëkkale pharmaciens privés yu Sénégal ndaje lañu woon taskatu xibaar yi Massiré Sarr ànd ak Mohamed Sow Dieng wuy ji rédaction bu télévision Futur Média. lu ëpp juróom ñetti téeméeri junniy nit ñoom ñooy ñàkk seen bakkan at bu jot fii ci diwaanu Afrique li ko waral di ay garab yoo xam ne dañoo périmé wala sax baaxuñu lii la comité bi xeex lépp lu jëm ci garab yu bon yi xam ba tax mu amal ab opération boo xamante ni lii moo ci tukkee. bi ñu ko defee nag ci Sénégal gis nañ ne am na njëriñ parce que ay tonni garab lañ jàpp nañ ay nit jugé nañ leen en flagrant délit. loolu tamit lu syndicat bi ak production pharmaceutique bi yëpp di rafetlu la te di ñaan mu sax waaye li ñu daaxal ci Daaru Musti mooy bi ñu jàppee garab yi ñaari fan après garab yëpp dañ leen delloo. waaye tamit syndicat bi mu ngi nakarlu yenn ci pharmacie yi nga xam ne dañ koy faral di dajji. tey parce que bu ñu tojee pharmacie jël garab yi boo génnee léegi am koo ko jaay tax na ba janvier léegi. lu ëpp fukki pharmacie ak ñaar toj nañ leen jël garab yi yenn saa yi ñu gaañ ñu fa nekkoon gardien doon ñu fay liggéeyee jël xaalis dem seen yoon muy nag li nga xam ne tey jii waxoon nañ ko ñu ngi koy waxaat bëgg nañ ni autorité yi wut ci pexe. su fekkee ni nguurum Sénégal deful dara ngir li ni mel dak comité bi ne dinañu amal ab plan d'action. bu ñu jógee ci loolu daañu organiser marche biir Sénégal yépp bu ñu ci paree. li ñuy wax journée zéro pharmacie maanaam fépp fu pharmacien di liggéeyee ñu ñaan ko mu tëj pour benn fan ndax wane sunu naqar te yaakaar na du ñu fa egg ndax xam nañ ne su amee tamit population dina ci loolu. ginnaaw mbir mi nga xam ne jàpp nañ ne dafa doy waar fii ci réewum Sénégal syndicat bi di sàkku ci autorité nga xam ne ñoom ñoo war a aar seeni ay citoyens ñu daal di siy jóg ci ni mu gën a gaawee. Massiré Sarr ñu lay sant la gërëm yéen tamit naka noonu ci safoo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futur Média jox leen dig daje fi ak ay simili yu néew Cheikh Tidiane Diawo ci xibaar yi ci français ñu fanaan jàmm.